parce que baatu laïcité au fond dafa arrangé ñëpp kenn ku ne yaay seet li nga ciy dugal mais ko wax rek mu ne l'État est laïque mais de manière conjoncturelle ci mbir mi ni mu la arrangé léeg-léeg nga génn ci laïcité nekk ci leneen parce que laïcité bi ñu woote dëgg suñu ko appliqué woon Sénégal yu bari lu fi am diggante nguur ak diine yi man nag ma bokk ci jàpp ni dafa jot ñu poser débat bi waxtaan ci parce que bi ñu am suñu indépendance jàpp ma ni waxtaan amoon na bu ñu associé Sénégalais yépp ba war a waxtaan ci lan moo war a doon suñu modèle en rapport ak suñuy réalité religieuse culturelle et sociale def naa waxtaan boobu musul am booy déglu nag intervention yi defe naa notion yi ñëw dañoo xaw a jege mais ute ndax wax nañ ci lu jëm ci islam politique boobu ba léegi ute na tuuti ak laïcité parce que loolu day andi perspective bu conquête du pouvoir mais lal ko ci diine te développement yi gën a bëri ci docteur Samb mi ngi dellu ci ñi nga xam ne dañuy mbubboo islam ne dañoo bëgg a conquérir le pouvoir exercer ko ci turu islam notion laïcité tam ñëw na fi lu bëri ci développement bi docteur Mboub wax na ci lu bëri ak ñeneen ñi ci intervenir yépp mais ma jàpp ni loolu lépp day dellu ci problématique bu ñun lan mooy suñu modèle boo xoolee ci livre bi balaa may aborder niveau boobu dama njëkk a poser la question de nos identités dama ne réconcilier nos identités est-ce que suñu identité étatique suñu identité républicaine comme nuñ ko tuddee méngoo nag suñu identité religieuse sociale et culturelle te loolu day dem ba ci symbole yi est-ce que tey suñu nee hymne national pincez tous vos corps, frappez les balafons est-ce que ça parle aux Sénégalais loolu questionnement bu ñu war a am la est-ce que lii suñuy symbole ak suñuy référence sentir nañ ko ci ba ni américain bi amee fierté suñu tëggee hymne wala ñu talal drapeau ni ko français bi di amee suñu waxee Marseillaise est-ce que ñun ñu ngi ci niveau boobu ba ci suñuy décoration suñu nee ordre national du Lion wala du Mérite wala yu mel noonu est-ce que ba léegi mu ngi wax ak sénégalais yi comme soo jëloon lenn loo xam ne dafa mandargal suñu réew ñu ne nit ki dinañ la décorer ci mandarga boobu kon question identité yi lu ñu war a poser la mais lépp dañ ko war a def ci tey ak dal su dee partie bi ñu njëkk a aborder l'histoire wane na ni l'islam politique ba jusqu'à présent en tout cas ça n'a jamais été un grand succès rawatina nag réew yoo xam ne ci ni mu constitué woo lépp a ngi ci façon diine bu nekk ngi ci façon gëm-gëm bu nekk ngi ci waaye ci biir diine genn diine boo jël rek ay pàcc la bu boobaa boo buggee jiital loolu rek mën na andi ay gàllankoor su dee noonu la ñu déggee ni war nañu fexe ba li ñu bokk ñun ñépp tëddee njaaxaanaay ba kuy Sénégalais rek mën a gis boppam ci Sénégal parce que ñun nag amul kenn ci ñun koo xam ne yaa tànnal sa bopp Sénégal amul kenn koo xam ne yàlla laaj na la bi mu lay tànnal Sénégal kon ku fi nekk témoin de Jéhovah wala nekk animiste wala nekk jullit wala nekk leneen dafa am àqam ci réew mi kenn mënu ko ci génne nu ñuy def ba kenn ku nekk ci ñooñu li ñu boole te yàlla boole ñu ko mën cee sentir boppam bañ a nekk gan ci biir réewam su dee noonu la ñuy tëralee état ba su joxe ñu ne tey dañuy fay l'impôt Jean dina fay impôt Paul dina ko fay Ahmad dina ko fay Bamba dina ko fay ñu dajale loolu war a koo delloo ci askan wi kenn ku ne war na cee mën a gis boppam bu dee ci noonu lañ ko déggee
problème amul waaye bu dee dañ ko déggee dans le sens bi dañu war a exclure diine foofu la problème am ba tax sànq Seydine Jamil li mu wax am na solo ci différence entre laïcité bu Sénégal ak laïcité bu France waaye élément différence yi mu andi ba léegi bu dee bu France dafa ne waruñoo financer culte bi waaye bu dee Sénégal waxul ni dañoo war nañoo mën a financer culte bi ba léegi silence boobu ñu am noppi gi fa la ñuy laxas mbir mi ni état bi dafa war a sori lépp luy culte parce que en matière de droit silence day andi interprétation te lu état war a def dañ koy bind ci loi traduire ko ci loi de finance assemblée nationale wote ko ñu ne lii état da ko war a def mais buñ ci noppee rek mooy lii état waru ko def kon su dee contexte bi ñu newoon ak kilifa diine yi nga xam ne organisé woon nañ ci jamono jooju xeex ba gagné les premiers combats ñëpp xam nañ bi ñuy def code de la famille defe naa bu amuloon yenn résistance yi tey kenn ci ñun du fi nag ñeme takk ñaari jabar wala kenn du fi ñeme def héritage ba pare def ko ci base athée islam kon su dee cadre boobu mu amoon na ba tax lu bari lu nit ñi bëggoon def ñu dellu ci gannaaw waaye ñoom am nañu intelligence ni binduñu ko it ba mu mun a doon loo xam ne àq la bu ñuy revendiquer donc silence boobu dafa mujj exclure li nga xam ne lu ñu bëggoon la ñun nag ñu jàpp ni démarchandiser suñu société dafa bëri lu ñu war a démarchandiser suñu manifeste dañuy wax démarchandiser la politique mais ci cadre boobu dañ ko war a démarchandiser y compris dans ses relations dans ses rapports avec la religion parce que ñun ñëpp gis nañu de plus en plus dafa mel ni dafa mujj doon aspect marchand bi dafa commencé jël benn niveau bu am bu doy waar comparaison yi ñu def nag toujours contextualisation dafay baax parce que buur du état ñaar yooyu bokkuñu buur c'est personnel et personnalisé état c'est impersonnel li boroom xam-xam yi ak nitu diine yi doon ragal ci buur nga xam ne buur moo yoroon nguuram mais c'était personnel ba dañu daan wax mbeddu mbuur alalu buur c'est différent de l'état bi nga xam ne société bee daje ne ñun ñëpp nañu bokk ñun ñoo am droit boo ko boole organiser ko nañ koy organiser nag nañu dajale suñu alal dinañu fal ay nit yuy jiite waaye dañ leen di jox app bu ñuy jiite bu app boobu jeexee ñu évaluer waat ndax kontaan nañu ci ñoom am déet te gannaaw bu ñu leen ko joxee am nañu droit de regard di saytu li ñu def médias yi di feeñal lanceur d'alerte yi di feeñal keneen ak keneen di wax xam nga loolu su dee ci cadre buur kenn ñemewu ko ndax buur jabaru jàmbur sax bu ko neexee mu nangu kon comme léegi dañoo nekk ci contexte état approche bi ak analyse bi day wute ci contexte état man gëm naa ni su dee dañ ko jël ci contexte état bëri na ñoo xam ne ci jamono buur et à juste titre newoon nañu sori politique su doon ci contexte état dinañ ne nañu xool ban relation la ñu war a am ak état ndax état nun la du keneen buur nag buur la moom ak njabootam ba tax requalification notion yi ak époque yi daf ñuy permettre ñu gën a mën a définir naka lañu war a appréhender relation boobu moo tax islam politique lu complexe la ba ñi ko mujjee essayé ci réewu arab yu bari gis nañ fu mu mujje mais relation état religion moom bu ñu war a envisager la parce que relation bu obligatoire la soit ñu fexe ba mu doon une relation saine wala ñu bàyyi ko mu tarxiis nekk une relation malsaine waaye bu eggee ci niveau boobu baaxul ci état baaxul ci diine gi ndax day désacraliser
le pouvoir spirituel. Man ab kilifa diine bu toog ne man de diw laa jàppale posé wu ma problème parce que citoyen la am na sañ-sañ bi, waaye liy andi gàkk-gàkk mooy ci biir njabootam ku faree fu ne ma nga ca te mën na koo gisee neneen. mais man pour man lu war a mun a am la ci kaw charte dinaa ci ñëw léegi, mooy te nag dañu war a nekk ci eeru proposition léegi, parce que ñépp ñi ngi wax ci problème mu diggante état ak religion. bind nañ ci lu ne, téere yi bëri na, réflexion yi bëri na, lépp ngi ci ay tiroir, mais dama jàpp ni dañu toll foo xam ne dañu war a dem ci lu concret, ku nekk ne lii moo ciy sama gis-gis. ñii mën nañ ci ànd, ñii duñ ci ànd, wala ñii ànd ci lii bañ ci ànd ci lële, mais dañu war a am sañ-sañu tey def un pas ci loolu. ñun nag ci loolu lañ ci proposé mooy li ñu jàpp ci diggante état ak religion dinañ ko xaaj ci ñett. mooy en amont ci njëlbeen bi c'est très politique, mooy ñiy compétir pour bëgg jiite réew. man jàpp naa ni en amont war nañu fexe ba aar suñuy kilifa diine ci kujje politique ak débat partisan, parce que day sappe autorité spirituelle bi en amont. waaye nag ku toog dama bëgg a jiitam réew te réew mu mel ni Sénégal di dox ci ñaari tànk, bii c'est le temporel, bii c'est le spirituel. man nag je ne fais pas la différence entre les deux, ndax temporel bi ku ko xam dëgg mënoo ko teqaleeg spirituel bi, parce que ëllëg li ngay layoog sa borom mooy loo jëfee ci temporel boobu. mais ñu waxee ko noonu rek ci gàttal. mais ku dem ba tollu foofu jaadu na beneen tànk bi yor réew mi, dama jàpp ni su Sénégal suuxul ba léegi tànk boobal moo tax, ndax suñuy institution baaxul. ñun ñëpp xam nañ ni diggante exécutif, législatif ak judiciaire Sénégal, ñun ñëpp xam nañ ni équilibre amu ci, sooxe na. waaye li tax ba léegi ñu am équilibre bi mooy suñuy assise sociale yu dëgër. kon ku dem ba ne man damaa bëgg a jiite réew, jaadu na nga wër foofu yépp wax lan mooy sa mbébét, sàkku ay ñaan, loolu ayul. mais jóge fa wala dem fa avec l'intention am influence boo def pour ñu ne kilifa diw de jàppale na ko, wala nga génn fa ñu interpréter ay kàddu yoo xam ne nañ ko waxee sax bokkul ak loolu. foofu la danger bi ne. waaye nag docteur yooyu boo koy def it léeg-léeg photo yi mënu cee ñàkk, ndax militants yi loolu day seral seen xol, ñu gis ni dem nga seeti seen kilifa, loolu mënu cee ñàkk de temps en temps. suñu weesoo loolu nag ñu dem ci jamono ji ñu war a tànne. man dama jàpp ne dañu war a décomplexer léegi relation yooyu. mooy gis nga le jeu des lobbies dafa am solo ci démocratie. jamono tànneef war nañu am sañ-sañu ku ne damay laaj réew mi ñu ne ko yow lan mooy sa programme ci diine gi. loolu c'est élémentaire. anecdote yi ñuy joxe yépp barki démb, parce que man maa ngi foon samedi ak dimanche, waaye dama ñëw dem seeti ay kilifa jox leen téere gi ma bind ne leen bëgg naa ngeen bind ngeen lire ko, su ngeen paree ngeen wax ma lan mooy seen critique. ñu ngi ci traduire version arabe boo xam ne dañ koy gën a yaatal. mais li ma jàpp man bi may ñëwee am na kilifa gu mag gu ma seeti ci njabootu sëñ Fallou mu may nettali histoire boobu diggante Senghor ak sëñ Fallou. moo tax dafa mel ni dañoo dellu ci gannaaw, parce que li laloon décision sëñ Fallou moom xamoon na, amoon na esprit lobby boobu, parce que lobby lu positif la su dee modèle anglo-saxon. mooy kuréel bu ne ci réew mi lay yitteem bëgg na déglu kii bëgg a jiite réew mi lan la ci def comme offre. ki njëkk a ñëw na def mitikam, wax na ci mbay mi, wax na ci lii, wax na ci lee, mais tuddul li ko yitteel moom. mu yëkkati ak xaalis jox ko ne ko jàppale naa la sa campagne, mu dugal ci poosam dem.
keneen ñëw doonte sax bokkuñu diine waaye bu mu ñëw waxul ci yooyu yëpp ni ma ko sëriñ bi netteel daf ko ne tubaab lu mu mus a defal rek defar na ci ñaar buñ ma jàppalee ba ma falu sa jumma ji ndax mënuloon wax sa jumaa mu ne ko sa jumma ji dinaa dem seeti ba gis ku yor kayit yi ma andil la ko. kon loolu daf état noonu la war a doxee démocratie mooy baykat bi moom li ko intéressé mooy programme mbay mi nappkat gi noonu keneen ak keneen jeune bi moom bëgg na liggéey lan mooy programme emploi waaye nitu diine am na sañ-sañ ne léegi man lan mooy si gis-gis ci diine. loolu muy li war a am ci jamono tànneef bi bu ñu génnee jamono jooju nag nee naa ci njëlbeen ba war nañu fexe ba bañ a impliqué trop suñuy kilifa diine waaye bu ñu demee ba palu am désormais te loolu bokk na ci lu ñu war a régler ci réew mi président de la République waratul nekk partisan dafa war a nekk ci kaw au-dessus de la mêlée kooku nag sénégalais yépp la yilif ku ma bokkal parti ku ma bokkalul parti ku ma bokkal diine ku ma bokkalul diine dafa war a am gis-gisu naka la ñuy fexe ba ñii ngànk diine gi ñu associé leen